Sall ci boppam bu nu bëggee tëj la ñu jaaykati ndekk yi daf ñuy tuuse li mu wax. man ni ma ko gisee kay dina métti si ñun torop. koo jëlee bërëb bu ñu fi ngay liggéey. wax nga war a jox daram lu mu xam moom lay toogee këram di ko dépassoo di ko jox ay njabootam. ñoo ngi nii si Kër Massar gis ngeen ñoo ngi waaj a dem si station bi mais catastrophe moo fi nekk donc force de l'ordre yaa ngi fii di def seen liggéey et puis aussi mais terewul ba léegi wàññeekuwul mais gis nañ ne tey dañ jël nañ ay dispositifs yoo xamante ne vraiment fii ñoom dinañ ko raxas donc rassemblement bi nga xamante ne dañ ko tere moo ngi Kër Massar. jaay ndekki gargot yi tànganaay yëpp bàyyiwuñu ko donc vraiment ñoom ñoo ngi mel ni coronavirus bi donc du dëgg daal si ñoom quoi Kër Massar nag dafa nekk cas si biir cas donc moom dañ ko war a defal état d'urgence boppam quoi donc vraiment fii nit ñi dëgër nañu bopp trop donc état bi tamit bu mënee renforcer fii autorités yi fi nekk moo xam gendarmerie ak police dina baax parce que fii nii population bi nekk si Kër Massar jéggi na dayoo boo xamante ne kenn mënu la ko xaymal donc loolu la woon ñoo ngi tàmbali reportage bi ngeen ànd ak Mouhamed Wagué directeur des publications bu sentv.info ñoo ngi ànd ak yéen si image yi ba si kanam. léegi ñoo ngi nii di jël image yi donc dugg si ruq-ruqaat yi jéem a xool opération bi nga xamante ne gendarmerie moo ngi koy mettre en place donc xool est-ce que li nga xamante ne dañ koy xaar si Kër Massar est-ce que loolu dinañ ko mën a am quoi ñu jëm ak yéen ba si kanam incha allah. il faut que ñu conscientiser leen par rapport ak situation bi nga xamante ne dafa am fii si biir Kër Massar donc problème boobu tamit am na donc mooy ni ma leen ko waxee rek Kër Massar situation la si biir situation yi la donc moom tamit dañ ko war a defal cas d'urgence su boppam gis nañ ni vraiment fépp foo taxaw rek force de l'ordre yi autorités yi ñoom tamit ñoo ngi foofu di def seen liggéey comme ni mu waree quoi donc ñoo ngi xool si biir marché bi ñoo ngi dugg si biir marché bi tamit pour jéem a xool situation bi nan la fa tëddee bon gis nañ ne si biir marché bi tamit situation bi instant bii nii force de l'ordre yi tamit nettoyé nañ ko bu baax parce que fii boo fi doon ñëw bu dul opération générale sa oto sax du mën a jàll donc fii dafa doon fees dell donc gis nañ ni instant bii nii fii tamit dafa am benn genre changement bu ndaw nit ñi xaw nañu wàññeeku donc peut-être xëy na dañ xam ne autorités yi dinañ yegg si ba fii loolu moo tax ñu xaw a wàññeeku donc daf mel ni daal affaire yi daal Kër Massar gars yi jóg nañ si donc ñoo ngi ni di def tuuru marché bi pour jéem a xool situation bi nga xamante ne moo fi nekk. gis ngeen saret yi ñoom tamit xoolal dañuy bokk si rumbulement bi saret yi léeg-léeg sax ñoom ñooy jël relais bu dee oto yi disparaître nañu saret yi ñooy faral di yeb gaa yi donc loolu tamit am na si situation Kër Massar bi. ñoo ngi nii fii si rond Kër Massar bi gis ngeen force de l'ordre yaa ngi nii taxaw rassemblement sax dañ koy tas donc daanaka même magasin yi ak boutiques yi yu bëri dañ leen tëj donc vraiment suñu force de l'ordre yi mesures yi nga xamante ne dañ ko jël moom cette fois-ci moom lii bu continuer pendant une semaine li nga xamante ne dafa doon xew fii dootu fi xewati donc nekk na loo xamante ne lu am solo la seen liggéey vraiment ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax gis nañ gendarmerie nationale dispositif bi nga xamante ne jël na ko fii vraiment dispositif yi muy jël fii moom vraiment gisuma fépp fu mu ko def quoi parce que Kër Massar dafa nekk loo xamante ne kaa la si biir kaa yi donc moom tamit dañ ko defal état d'urgence si biir état d'urgence yi donc yéeme na trop Kër Massar li nga xamante ne moom moo fi xew donc moo tax autorités yi boo xoolee gendarmerie plus de 20 véhicules yoo xamante ne liñ fi mobiliser kenn mënu la xam ñaata la toll kenn mënu la ko xaymal donc loolu yëpp pour coronavirus bi luy tas virus bi mu bañ a am donc boo demee gis nga arrêt yi ni mu mel nii donc dafay fees dell xoolal buntu banque bi CBAO bi donc c'est catastrophique donc c'est un peu catastrophique donc yéeme na trop bon yéeme na trop
bon c'est vrai que nit ñi tamit dañuy dem doxi seen soxla loolu tamit mënta ñàkk mais il faut que ñoom tamit ñu fagaru ku fagaruwul tamit day xaw a yéeme ci sa boor donc loolu tamit nit ñaa ngi ci affaire boobu boo xoolee tey moom xaw na tane sax tey xaw na tane parce que gis nañ ne magasin yu bari dañ leen tëj ubbiwuñu donc fi mu toll ni lépp loo xamante ne activité commerciale la dañ ko arrêté nanguwuñu nga liggéey donc magasin yëpp la ñu tëj donc wane ne vraiment état bi dafa defaat beneen état d'urgence ci biir état d'urgence bi nga xamante ne da ko décrété au niveau national parce que Kër Massar dafa nekk cas boo xamante ne moom foo ko xalaat rek weesu na fa lépp lu ñu fi wax rek xamal ne loolu lu am la waaw moo xam jaay ndekki yi ci mbedd yi ci biir koñ yi ñoo ngi koy def boo duggee ci biir marché bi ñoom ñoo ngi mel ni daal coronavirus bi nga xamante ne moo jaaxal monde bi yëpp muy rey ay junni nit donc ils sont pas inquiets quoi donc vraiment ñoo ngi ni ci biir liggéey bi gis ngeen foo dem oto yi dañuy bëri nit ñi dañuy bëri donc c'est catastrophique instant bi fi muy toll ni policiers yi fépp fu ñu gis rassemblement la wala fépp fu ñu gis nit dafa dajaloo foofu rek dinañ jéem a xool nan lañ leen di tasee quoi vraiment ak benn détermination boo xamante ne vraiment détermination bi ma gis ci gendarmerie nationale mu koy def nii gis ngeen ñoo ngi dugg ci biir table yi ñi nga xamante dañuy jaay ndekki yi donc ñoo ngi ànd ak ñoom di leen tas quoi vraiment suñu gendarmerie nationale donc amul morom donc vraiment seen liggéey moom ñoo ngi koy def donc c'est ça loolu yëpp pour sensibiliser population bi li nga xamante moom mooy wàllu coronavirus bi il faut que nit ñi ñu jàpp ko au sérieux donc il faut que nit ñi ñu jàpp ko au sérieux donc gis nga fii sortie Kër Massar bi la rond-point bi gis nga catastrophe bi fi nekk gis nga mbooloo bi fi taxaw rassemblement la te état bi lii lay bañ donc gis nga lii yëpp rassemblement la lii yëpp rassemblement la te bés bu nekk nag nii lay mel tey sax xaw na wàññeeku parce que force de l'ordre yi ñëw nañu bés bu nekk nii la gis ngeen rassemblement bi bés bu nekk nii la fii nii moom mooy garage Ndiaga Ndiaye yi donc mbooloo bi foo ko xalaat rek weesu na fa donc li ci gën a bari nag da ngay gis nit ñi takkuñu masque ñi ci gën a bari nag takkuñu masque donc loolu tamit yéeme na trop sax donc nit ñi vraiment c'est très compliqué ici au niveau du Kër Massar c'est très compliqué population bi bari bi foo ko xalaat rek weesu na foofu donc c'est très compliqué au niveau du Kër Massar donc gis ngeen li fi nekk mbooloo bi bari na trop sax mbooloo bi bari na trop sax foo ko xalaat rek weesu na fa donc fii mooy garage Ndiaga Ndiaye yi entrée Kër Massar donc ñoo ngi ni di delluwaat xool gendarmerie effectif bi nga xamante ne mettre na ko en place pour jéem a évaluer situation boobu vraiment gendarmerie jaaraama amuñu morom suñu gendarmerie nationale vraiment tey moom def nañu liggéey bu rafet Kër Massar lii moom bu nekkee loo xamante ne bu continuer donc dinañu gis changement bu bëri au niveau du Kër Massar lii moom bu continuer dinañ si gis ay jéego yu bëri yoo xam ne dafay soppeeku au niveau du Kër Massar donc gis ngeen amul benn magasin boo xamante da ngeen koy fekk mu ubbi donc fépp fu ñu fekk rassemblement rek dañ koy tas donc gis ngeen rond-point bi ak situation rond-point bi fi nga xamante ne toll na foofu. donc état bi lii la doon xaar ci autorités yi ci gendarmerie gis nañu gendarmerie tamit vraiment taxaw bi ñu war a taxaw ci liggéey bi def nañu seen liggéey. Now,
gis ngeen police ni muy defee liggéeyam de gis nga police fépp fu mbooloo am rek da koy tas gis ngeen de gendarmerie liggéeyu gendarmerie. waaw maa ngi fii ci Kër Massar Macky Sall ci boppam bu nu bëggee tëj la ñun jaaykati ndekki yi daf ñuy tuuse li mu wax li ma xam ne na koy joxe na koy tuuse nu toog ci biir kër yi ensemble suñuy doom waaye xar doo koy yeew te joxoo ko dara ci biir kër ci gétt rek na ko demal toog kon day métti ci moom su bëggee nu toog dañuy dimbale jàpp ci jox la nu toogee suñu biir kër yi nu am weer fàttali suñu biir kër ak suñu njaboot yaa ngi nuy dégg xale góor yaa ngi ni taxawaalu amul lu liggéey yéen seen i sang du leen dàqee xam naa feebar bi moom dëgg la ndax ku nekk daf nuy aar suñu bopp ndax feebar bu ñëwee ñun ñëpp war noo aaru ndax Macky Sall ñun lay jàppale ak policiers yi di wër ñun leen di jàppale waaye nag ba noo ba denc nan na jox lu dencoo ci biir kër yi nu toog ak suñuy doom kon xale yi taxawaalu ni ak seen i saak ñuy toog duñ dem fenn. man waaw maa ngi tudd Abdoulaye Gueye dëkk Pikine di liggéey Kër Massar waaw chaque jour fi laay xëy si mais tey dañoo ñëw ñu ne tey kenn du fi xëy quoi dàquñu ñu ñëpp waaw dëgg la nag xam ne feebar bi am na mais ku nekk doo xëyuloo doo am loo dugal sa poos li ma wax mooy kon nit ki doo ko dàqee fu muy liggéey war nga ko ut foo ko teg war am loo teg si loxoom war am loo dugal si poosam su ko defee mu mën a toog këram mais tant que yaa ngi xëy yoroo dara doo mën a toog sa kër so ñu ñëpp ay borom kër lan fii ñi ñëpp place yaa ñëpp ñu tëj leen so ko nekk am nga lu la war xam nga lu nekk sa kanam loolu mooy suñu problème ñun. waaw boutique la waaw fay lu fi xew ñun tey dañuy xëy ñu ne ñu dañuy tëj quoi dañuy tëj suñu place yi. man ni ma ko gisee kay dina métti si ñun torop mais nag mënuñu si dara parce que nguur moom lu mu wax rek loolu la ñuy def mais suñu moyens moo laajul ñu tëj mais xam nga rek kon ke tëj ndoo nañu il faut ñu tëj mënuñu si dara te puis tamit baax na tamit nit ñi tëj ba ñu xam naka lay demee quoi c'est normal. ku nekk itam yor sa njaboot war a xëy dem wuti loo leen jox xam nga ñu xëy tëj la léegi yow après nooy def xam nga bu fekkente ne bii yor nga ko amul problème mais boo ko yorul nooy def xam nga loolu tam lu jar a xalaat la quoi ak léegi lii ba kañ ndax dañ koy tëj pour quelque temps wala dañ koy tëj ba kañ loolu tam lu jar a la ñun ay borom mi famille lañ xam nga te itam amuñu sësuñu ci lenn lu dul lii lañ yaakaar pour dundal suñu njaboot xam nga buñ fekkee dañoo xëy nga bàyyi ay jigéen bàyyi ay xale kër ga ñu xëy tëj la léegi yow nan ngay def. man la Zeynoul Abidine Gaye directeur cabinet du maire. monsieur Gaye gis nañu opération bi nga xamante ne amee ngeen ko fi Kër Massar fii avec le sous-préfet gendarmerie effectif bi nga xamante ne wàccee nañ ko fi masul am nan ngeen ko organiser. waaw nañ ko organiser ñu ngi commencé ça fait depuis le 16 bi nga xam ne le président def na discours à la nation demander que les gens ñu jéem a bañ a di dajaloo di tas si lañ ko commencé avec la gendarmerie de Kër Massar ak agent wu commune wu Kër Massar li ñu ko doon defee mooy dañ doon demander nit ñi ñu bañ a taqalikoo parce que xam nga fii rond-point bi problème bi fi am mooy nit ñi dañuy jógee Jaxaay ñiy jógee Tivaouane Peulh ñiy jógee Ñàgg ñiy jógee Lac Rose ñëpp dañuy ñëw fii pour ut si liggéey alors de ce fait que rond-point bi ñu taxaw nii fii la ñuy taxaw di tànqalikoo di xaar un gars bu nga xam ne day tabax ñëw jël leen donc difficulté yëpp ñu amoon c'était par rapport à ça mais nag xam nga un civil mënul dàq moroomu civilam donc difficulté yooyu lañ doon am mais quand même ñu ngi doon def li ñu mënoon rek ñu ngi ko doon def ba tey jii ñu yegg si fi ñu yegg nii. est-ce que ngeen yaakaar ne liggéey bi dina am suivi quoi dina am mujjantal. waaw bu dee si ñun rek la dépendre la commune dina am suivi parce que le maire Moustapha Mbengue maa ngi koy saluer de passage li mu demandé agent yi mooy que fii vraiment bu fi kenn ñëw taxaw suivi boobu nag il faut que la gendarmerie jàppale ñu parce que yow boo ko seetloo bu doon li gendarmerie ñëw nii sunu agent yi mënuñu leen dàq parce que on est que des civils civil nag mënu dàq moroomu civilam donc suivi bi il faut que ñu renforcer brigade gendarmerie bi nekk fii à Kër Massar il faut que ñu renforcer leen jox leen plus d'éléments bu dee nii lay mel tout le temps ce qui est sûr suivi bi dina am parce que agent yaa ngi fi booloo ak la gendarmerie le sous-préfet est là le maire est là pour que vraiment dajaloo bi bañ a am. gis nañ ne tëj nañ boutique yi gis nañ ne borom taabalu ndekkukaay yi tamit tere nañ leen et cetera lu bari te ñoom dañuy dund au quotidien
te nit ñi ñu am problème dund te mu am benn dund boo xamante ne président mettre na ko en place au niveau de Kër Massar commune bi yan taxawaay ak yan préparation la si nekk par rapport nga xamante ne duñ si épargner kenn nga xamante kenn ku nekk da nga jot sa wàll parce que nit ñi ñoo ngi ñaxtu ne ñoom bu ñu liggéeyul amuñu lu ñuy dundee est-ce que dund boobu bu ñëwee dina dem fu mu war a dem. waaw déjà par rapport à ta question le président a réglé le problème depuis hier ñëpp dégg nañ que mu ne courant bi communes yi sax géré wuñu ko ndox mi communes yi sax géré wuñu ko donc ce côté là est réglé mu des nag problème mu dund bi mais xam nga problème mu dund bi nous ça fait 2 semaines le sous-préfet nous a demandé d'identifier les gens qui sont dans des difficultés et qui habitent dans les quartiers ñun ni ñu ko defee mooy dañu woo xam nga Kër Massar est très bien organisé on a un président des délégués de quartier délégués de quartier yi nag ñoom ñëpp dañ leen woo à la mairie au téléphone ne leen ku nekk na nga def recenser sa koñ quartier bi nga dëkk na nga recenser xool ñaata ménage moo fa nekk ménage bu nekk ñaata nit moo fa nekk loolu la ñu remonter vers la préfecture après bu ndund bi ñëwee am na ay commission yoo xam ni moom lañ def ci biir quartier yi kooku bañ na ko ba mairie bi géré wu ko c'est la préfecture moo koy gérer directement mais bien sûr avec la collaboration de la commune. donc tey ñi ngi fii ci Kër Massar waaw ci rond-point bi di def benn opération bu am solo pour mën a désencombrer que rond-point bi ak li ko wër loolu nag dañ koy def bi nga xamante ni préfet Pikine jël na arrêté pour tere lépp lu nga xam ne mooy ay activité ci rond-point bi parce que ku nekk gisoon na rond-point Kër Massar naka jekk dafa mosoon a xat bëri encombrement ba taxoon nit ñi di fi daje à longueur de journée léegi nag comme ñi ngi ci contexte vraiment pandémie bi ñu jël vraiment ay dogal pour nettoyer rond-point bi ak li ko wër yëpp donc depuis ce matin ñi ngi ànd ak gendarmerie pour def opération bi fii ci rond-point bi pour mën ko setal rond-point bi ak li ko wër ak marché Aynou Mady donc am nañ ñi ngi ànd ak compagnie gendarmerie bu Rufisque bi nga xam ne renforcé nañ ko par ay éléments wu LGI ak ay éléments wu compagnie Dakar ak waa ESI Diamniadio donc vraiment am nañ renfort bu takku tey vraiment ku fi ñëw xam ne am nañ renfort bu nga xam ne mën nañu nettoyer rond-point bi donc ñu bëri respecté nañ disposition yi nga xam ne mi ngi ci arrêté bi tëj nañ dellu seen ay kër mais am na ci ña nga xam ne ñi ngi doon jéem a bañ a respecté ñooñu aussi yoon def na li si war am na ci ña nga xam ne interpellé nañ leen donc yóbbu leen brigade muy ñoom muy charrette yi nga xam ne nii aussi ñi ngi nekkoon si biir di bañ a respecté vraiment li ñu leen santoon ñoom ñëpp jël nañ leen yóbbu leen. c'est parce que contexte bi ñu nekk la contexte pandémie bi moom moo tax am na la nga xam ne mënatuñ ko seetaan looloo tax vraiment li mu laaj yëpp ñu def ko ci te danañ ko continuer je pense que bu ñu jugee fii tey ba nettoyer ko bu subaa ak yeneen jours yi danañu amaat ay forces yi nga xam ne danañ maintenir vraiment situation bi nii ba nit ñi duñ dellusiwaat parce que en général daan nañ def ay opération mais à chaque fois su ñu demee ñu dellusiwaat mais bi yoon moom fas nañ yéene occuper rond-point bi ak alentour yi vraiment ba nga xam ne situation bi surtout situation sanitaire bi nga xam ne mooy épine bi ba ñu xam vraiment ba mu wàññeeku ba ñu am vraiment résultat yi ñu bëgg mais ci contexte bi moom vraiment lii rek lañ mën a def il faut ñu def suñu doole yëpp fii te vraiment gendarmerie ñëw na en masse vraiment avec une force vraiment bu doy pour mën a accompagner ñu nettoyer rond-point bi ba nga xam ne circulation bi dana gën a mën a doxaat ba noppi ku nga xam ne am na looy dox mën nga ñëw dem dox ko mais taxawaay bi di fi stationné loolu moom vraiment mënatuñ ko nangu ci période yi ñu nekk. ñu ci bëri comprendre nañ xam nañ ni li ñuy def seen bopp lañ koy defal parce que feebar bi n'est-ce pas ku nekk la mën a dal donc ku nekk war nga protéger sa bopp protéger sa morom donc loolu normalement waruñu woon a nekk sax ba ñu egsi fii mais comme nit ñi am na si ña nga xam ne dinañ teel a comprendre am na si ña nga xam ne duñ comprendre moom moo tax ñun ñu jël ay mesures pour vraiment dégager fii yëpp ñu respecter vraiment rassemblement yi bañ a am fii benn daje bañ a am fii
ñi nga xam ne nii nag nanguwuñoo dégg mais yoon dina ci def li nga xam ne nii moom la si war a def donc ñooñu gis nga am na ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di interpeller di leen yóbbu brigade buñ demee dinañ ci def li nga xam ne moom moo si war mais daal pour l'essentiel nit ci bëri comprendre nañ li tax ñu jug tey parce que jug bi ñu jug mosuñu ko jug parce que situation bi moo ko waral donc bu situation demee nii kilifa yi jël ay mesures ne nañu def nii donc ñun aussi li ñu mën mooy ñu taxaw fexe ba mesures yooyu ñu respecté ko moom mooy buñ fi jaay buñ fi stationné buñ fi def dara ku ñëw romb dem sa yoon kuy dem donc dëkk bi am na yeneen place yi nga xam ne ni ña ngi fay jaay activités yi ku bëgg leneen mën nga fa dem mais fii nga xam ne vraiment c'est un point névralgique point la ba nga xam ne point de rencontre la moo tax ñu jël mesure exceptionnelle yooyu pour que nit ñi respecté ko kenn ku ci nekk nga dox sa ay soxla nga dem xam ne jamono bi moo ko laaj feebar bi moo ko laaj ku nekk nga protéger sa bopp protéger sa morom. man maay Oumar Dia sous-préfet bu arrondissement des Niayes donc Kër Massar ci arrondissement des Niayes la bokk wante dafa bokk aussi ci département de Pikine. bu ngeen gisee ne Kër Massar mu mel nii tey jii dafa am lu ko waral dara waralu ko lu dul épidémie bii rek parce que Kër Massar amoon na engouement xumboon na bëri woon na nit mais tey bu melee nii saay-saay bi lëmbee si àdduna bi rek moo tax mu mel nii ma ne nag diskat yi ak jàpp su ndaw si lambar si dëkk bi toog leen. tey mardi 7 avril si rond-point Kër Massar opération bi nga xamante ne suñu autorités yi ak suñu force de l'ordre yi moo xam gendarmerie nationale ak commune bi def opération boo xamante ne kenn mësu ko fi def fii si biir Kër Massar ki nga xamante ne moo doon def reportage bi Mouhamed Wagué muy directeur de publication bu sentv.info donc vraiment lépp li nga xamante ne ñu war ko def ruq-ruqaat yi yëpp dugg nañ si donc ànd nañ si ak sous-préfet ak équipe am et puis ak force de l'ordre yi gendarmerie bi nga xamante ne dañ ko andi fi effectif boo xamante ne masuñ ko fi andi donc ñoom tamit ñuy def seen liggéey vraiment gendarmerie bravo gendarmerie vraiment ñu def liggéey bu rafet di leen jaajëfal bu baax a baax suñu internet yi di leen wax ba beneen yoon.